mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ci plateau mi-journée bi fii ci Walfadjri tey ñi ngi am mbégte di dalal Damel Meissa Fall moo jiite parti bii di sunu naataange réew nekk tamit conseiller spécial bu président de la République Damel Meissa ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay monsieur Faye di nuyu téléspectateurs yi te tamit di leen masawu coono. ndax réeréwuñu mbir ni am na jafe-jafe yoo xam ni ñu ngi koy dund tey jii ndax mbas mi donc ñu leen di masawu coono te di ñaan yàlla mu jëlee ko ci réew mi ak ci àddina bi mu gën a gaawee. amiin alors Damel Meissa sénégalais yu bëri xam naa ñu ngi lay fàttaliku yow nekkoon nga fi bëggoon nga fi nekk candidat en tout cas ci élection 2012 yi temps yooyu yaa ngi defoon rasta ba gars yi naan sax le candidat rastaman alors est-ce que avec le recul tey da ngay rëccu di tax sax bokkuloo ci élection yooyu. déedéet rëccu amu ci ndaxte bi ñu ñëw di dugg ci politique damay fàttali ni balaa ñuy yegg si 2012. man musuma bokk ci benn parti musuma jokku fenn kon bu ñu demee jàngi ba am as tuut ci xam-xam donc amoon yéene bokk ak sénégalais yi moo ñu indi ci politique bi loolu bu ñu demul ci élection tamit terewul boobu léegi ñu ngi dugg ci askan wi wër nañu Sénégal ñett yoon gën gaa néew dem nañ ci suñu bokk yi nga xam ni ñu ngi ci diaspora bi tamit lu bare bari donc di leen wax li nga xam ne mooy suñu yéene ci Sénégal di leen wax li nga xam ni moom la ñu naral Sénégal bis bu ñu yàlla dimbalee ba ñu nekk ci yenn position yi pour liggéey kon demuñ ci élection yi mais yéene bi ci Sénégal ñu ngi ciy dox ba léegi noppuñ ci. mais li taxoon ba nga bëggoon sóobu ci arène bi ne da ngay bokk da ngay nekk candidat est-ce que loolu du moo fi nekk ba tey. du ma ni loolu moo fi nekk ba tey mais suñu sañoon Sénégal ni muy doxee nii mu gën a gaaw ci doxin ni muy doxee nii mu gën a baax ci doxin parce que tamit bu ñu waxantee dëgg tey jii am na ay réew yu ñu wër am na ay yëngatu yoo xam ni ñu nga fay am ay coup d'état Mali mi ngi nii ci suñu ginnaaw kon yaakaar naa ni dañuy sant Sénégal bi ñu amee tey ak dal ba nga xam ni élection moo fi jëlee régime socialiste 2000 élection moo fi jëlewaat régime libéral bi 2012 kon Sénégal ñun suñuy institution ñu ngi dox ni mu waxee li ci des kay mooy ñaax suñu mbokk politiciens yi ñaax ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk réew mi même bu dee duñu ay politiciens ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite ay kuréel ci réew mi ay administration ñi nga xam ne ñoom ñooy jàngale ñi nga xam ne ñoom ñooy faj ku ci ne fa nga ne nga def li nga xam ni moom moo la wax te loolu wax jàngalekat bi ak fajkat bi moo wax tamit ki nga xam ni chauffeur la moo wax ki nga xam ni mécanicien la sénégalais ci seen bopp ñun ñëpp ñoo war a ànd taxaw ba mën a liggéey réew mi am ci liñ ci bëgg. mais il faut nit ñi gis exemple ci ñi jiite réew mi am na fuite bu am démb ak barki démb dans la presse patrimoine kii di Idrissa Seck di président conseil économique social et environnemental muy peser ay milliards loolu est-ce que du choqué sénégalais yi bu ñu gisee loolu wala yow mi sax est-ce que choqué wala ba nga ko gisee. tey jii su doon dama bëgg lu neex ñenn ñi wala ma defee comme sama yenn naatangoo politiciens yi soo ma waxee loolu dama ci àddu ni dëgg-dëgg loolu lépp du dëgg du yoon mais li nga xam ni du tey nga ma njëkk a dalal te li nga xam si man mooy mosoo maa dégg mu tudd sama benn naatangoo politicien li ñuy wax dañ koy wax ak sénégalais li ñuy wax dañ koy wax. mais on peut convoquer des principes. ak askan wi. est-ce que ay Sénégal war na mën a am ay politiciens milliardaires. léegi bu loolu weesoo li nga xam ni ñun suñu naataange réew moo ñu booleeg politique mooy ngir nit ñi doxale ci ngor wéyale ci ngor yeggale ci ngor delloo sénégalais li ñu moom ñu jël ñeneen dénk tey jii bu ñu xoolee suñu mbokk politiciens yi damay faral di ko wax politicien bi wàccewul ci garab génnewul ci suuf si politicien bi ci kër lay yeewoo ci kër la màggee bàyyi fa ñaari waajuram ci école yi la jàngee wala ci atelier yi la jàngee métier koñam bokk na fa ci ay kuréel wala bokk na ci ay daayira kon
politicien bi su dee dañoo jàpp ni day tappale nañ jàpp ni ñun Sénégal ci boppam ni mu tëddee société bi ci boppam fi la tappale bi bari. suñu société moo feebar. suñu société moo feebar donc société bu feebar nag li muy jur bu kenn yaakaar mu doon lu wér société bu feebar mënta jur lu wér donc il faut que société bi ci boppam faju te faj gi weesuwul lu njëkk li mooy ndey ak baay ak seeni doom muy kër gi bu loolu weesoo ku ci nekk ci xale yi fi muy demee di sàkku ji xam-xam ñii ñoo xam daara lañ nekk ñii ñoo xam dañoo nekk ci atelier yi ñii ñoo xam ci école bi lañ nekk di jàng mais diggante kër gi ak jàngukaay yi bu dee la fa nekk du lu taxaw bu dee la fa nekk du lu dëggu du lu gore donc ñi ñuy meññ ak lépp lu ñu leen mënti jox muy ci biir réew mi wala ci biti réew mi dinañ ko tappalee dinañ ko caaxaane may fàttali ni li ñu jàpp ni moom la politiciens yi nekk di tappale te ànduma ceeg nag bépp politicien bu ci nekk ànduma ceeg yow te nu ma mën a taxawee xeex ko dinaa ko xeex moom booleeg politique mais tappale bi nekk ci ñenn ci sama naatangoo politiciens yi tappale boobu soo demee ci ki nga xam ne mairie daf koo loué cantine muy jaay marché ñu daal di koy jox contrat mu leer naññ mu xam ni moom fii la cantine am yem mais kooku day jël trottoir bi dem defar ay grilles dugal ci ay saaku marchandise donc trottoir bi doomu aadama mënatu faa dox doomu aadama bi du dox ci tali bi bu ñu génnee foofu ñëw ci suñu mbokk yi nga xam ni ñoom ñooy mën naa ni saytu dëkk bi ak di ko dagg muy diggante impôt urbanisme ak ñañ ci àndal ñëpp def naa fii ay saytu ci début année 2000 mais bu ma xoolee li xew Thiès gisuma fa loo xam ne si pour man dëgg-dëgg saytoog dëgg-dëgg la li ma gis mooy dagg suuf boobu lu tax nit ñi gën cee sawar dañ cee sawar ndax waa impôt dañ cee am ay quota waa urbanisme dañ cee am ay quota administration territoriale dañ cee am ay quota donc comme nit ñi dañoo am ay quota ci suuf si ñuy dagg kon dañuy sawar ci dagg suuf si saax-saaxee ko xalaatuñu ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëw ëllëg man xam naa fi lotissement yoo xam ne am na ci ay nit am nañ ci lu mat 100 parcelles yoo xam ne waxuñu ne école lañ koy def waxuñu ne dara lañ koy def li ñuy xaar mooy fileeg fukki at fileeg ñaar fukki at fanweeri at parcelles yooyu jar ay milliards ñu daal di jël seen i milliards dem seen yoon. loolu dafay war a jóg loolu dafay war a jóg ñu jël milliards yooyu jox seen i doom yoo xam ni defaluñ dara réew mi daf fee war a jóg. waaw li ko fii jëlee mooy nit ñi delloo si xel yi am ngor am mën a suur ndaxte suur li may wax rek suur bi ci xel la suur bi dafa bari ay fànn nga xam ni réew mi da nga koo bokk ak ay doomu aadama mais tey jii am na sama naatangoo politiciens yoo xam bu ñu la waxee li ñu yor ci hectare mais bu doon sénégalais bu ci nekk loolu nga yor ci hectare mais sénégalais yëpp du ñu am donc il faut que nit ñi delloo ci xel yi il faut tamit que loi yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ñu appliquer loi yi ndaxte loi dafa ni lotissement nit benn parcelle dafa mën a am mais da nga fiy gis lotissement boo xam ne benn nit dafay nekk yor parcelle yu dul jeex nga dem ci ay yenn jataay ci Thiès gi nga xam ne moom laa gën a xam fekk ay góor yoo xam ne ay kilifa lañu ay mag toog yor kees teg ko kees gi lan moo ci nekk ay lettres d'attribution ay plan donc ñu yor loo xam ni ci ay parcelles di ko jaay kenn xamul nu mu toll te loolu lépp buñ koy def impôt yëg na ko urbanisme yëg nañ ko administration bi yëg nañu ko kon tappale bi nit ñiy tappale dañ cee ànd ak ñenn ci administration bi di tappale donc li nga xam ne mooy sama cër ci côté chef de l'État muy conseil am na yenn ci samay conseil wax naa ko ndaxte damay jëflanteeg askan wi damay jëflanteeg administration bi ma ne ko li xew ci réew mi ay fonctionnaires ay cadres yuy tappale ñoo xam ne seen bopp moo leen ñoo waral lii nga xam ni moom la askan wi di dund. est-ce que say conseil moom mi ngi koy jëfee président. gis nañu ci wàllu culture li nga xam ne jotoon nañ koo wax en tout cas ci yenn kuréel yi fi nekk buñ ci joxee suñu xalaat
ñu toog ñetti semaine wala ñeenti semaine foofu am ay changements yu mag a mag ci wàllu Covid bi ci ñi nga xam ne ñoo fi wàññeeku woon bitim réew conseil yi ñu ci joxe woon gis nañu le ministre de l'époque monsieur Amadou Ba ci ëllëg sa ñëw jël ci ay matuwaay donc am nañu ay firnde ci yenn conseil yoo xam ne ñu ngi koy joxe dëgg-dëgg ñu ngi ci dégg bu baax a baax mais nag kii conseil moom conseil la mën a def mënul la mën naa ni président da ngay def li mu mën mooy ni lii lañ ci xalaat bu ñu sañoon nii la ñu koy defee te ñu ngi ciy sant yàlla bu ñu gisul ci lépp lu ñuy séddoog moom aussi lépp ñu def ko am na loo xam ne si ñu ngi koy wax ñu ngi koy def. waaw nee nga sànq askanu Sénégal moo feebar mais tamit dañu naan le poisson pourri par la tête bu fekkee ñi ñu jiite ñoom ñooy luubal ñoo deful yoon loolu est-ce que sax du tax ba ku tëb rek ne xaaral ma dem defi politique parce que Sénégal raccourci bi gën a gaaw ngir nga nekk millionnaire wala milliardaire mooy nga nekk politicien. du ma ne ñi ci kaw ñooy luubal ndax su ma nee ñi ci kaw mooy luubal te man ma génn ci sama bopp su boobaa Sénégalais yi may seetaan dinañ ñi Damel Maysa Fall mi dëgg-dëgg kan la yeb wala bu dee moom daf ni moom kot moom moo baax ci gaañi kon su boobaa dina doy waax jàpp naa ni ay politiciens ñu ngi ci réew mi jëluñu xaalisu askan wi nekkuñ ci ay tappale nekkuñu ci ay caaxaan mais li ma waxoon du ma ci jug dañ ni le poisson pourri par la tête man leneen laa wax que ni politicien bi dafa bàyyi këram ndeyam ak baayam jànge woon ci école bi wala mu jànge woon métier donc foofu fa la tappale ba ne tappale boobu moom la indaale ba fa mu yegg nit mënoo di baax di dox ci fulla dox ci fayda ñu fal la nga nekk député wala ñu tabb la nga nekk ministre wala ñu tabb la nga nekk DG nga yeewu nii rek commencé tappale loolu amul. le pouvoir corrompt. loolu amul. Le pouvoir suy corrompre. mënu la dénaturer. pouvoir bi ki muy pouvoir dénaturé wul kenn c'est parce que nit ñooñu gore nekkul woon ci ñoom yàgg na mais dañoo amul woon occasion wane seenu tappale ak seenu caaxaan mais ki nga xam ni gore dafa ne ci moom mënul ñëw ba gis ay teraanga ba mu defee neneen noo xam ni bokkul ak na mu war a defee. mais est-ce que bu ñu egsee ba fii c'est parce que dafa am absence de sanction. kenn nga détourné ñu sanctionner ne serait-ce que pour l'exemple pour ñeneen ñi bañ a defati loolu. alors jotoon na fi am ay cas ci réew mi am ñu fi jot a jàpp nit ñi di wax di leen ñaxtul naan dañoo war a génn waxuñoo génn ndax du ñoom kese mais xëy na am na ñeneen ñu waxee man ni ma waxee mais suñu naataange réew ak Damel Maysa Fall seen kaddu mu ngi ci internet bi discours bi leer na que. ñun du ñu ñaxtul kenn pour ñu génne ko dañuy ñaan képp koo xam ni saaxee nga alalu askan wi ñu jëli la nga fekk ñi ci des ci biir loolu mooy gis-gisu suñu naataangee réew donc léegi nag dañuy ñaanal doomu aadama bu nekk jàmm lañ koy ñaanaluñu kenn mu dem kaso wala mu nekk ay fitna wala nekk ay jafe-jafe mais xaalisu askan wi moom ñun dañ koo teg mu jiitu lépp loo xam ni moom la doomu aadama bi moom. kon ku saaxee xaalisu askan wi bu kenn yaakaar suñu naataange réew dina solidaire wala dina taxaw naan compassion ak yu demee noonu ñun duñu ko def. mais fuite bi am est-ce que nekkul fuite bu salutaire tey patrimoine ni mu amee ci réew yu bëri bu ko autorité bi déposé dañ koy mettre à la connaissance du public ñëpp xam ni kii lii la am mais tey Sénégal dañu ne dafa am un caractère confidentiel est-ce que confidentialité boobu waruñu ko fi jëlee. xam nga réew day dox. xëy na tey jii Sénégal foofu la toll démb amuñu woon OFNAC tey am nañ OFNAC démb amul woon déclaration de patrimoine nit ki buy ñëw kenn du ko saytu du wax lan la am ak lan la amul tey ji loolu am na kon mën nañu am yaakaar war a tamit mën a liggéey ci loolu ba nga xam ni bu sama naataangoo politicien ñëwee ni dañoo bëgg a téye ay ndombo tànk tamit bu ñu nee lii la ñu am. askan wi mën a xam ne lii lañ am mais man bëgguma ñu yem ci politiciens yi parce que Sénégal li fi gën a yomb mooy xas politicien mais dama bëgg ñu xam administration bi ay fonctionnaires ñu ngi fi
yoo xam ne seen ay salaire ku nekk xam na nan la toll fonctionnaire yooyu defuñu 10 ans de carrière yor ay 3 wala kay 4 R+4 ci réew mi di dawal ay oto yu mucc ayib xaalis boobu fan lañu ko jëlewuñ ko ci ay kees ñenn ñi mais ñi ñuy séqal ñi nga xam ne ñoom ñoo soxla état bi fa la ñuy ñëw ñu daal di jokkoo ñu defal leen ay signature ñu neexale leen ay 10 millions wala 20 millions mais léegi ki la neexal 20 millions wala 10 millions lan nga ko defal ba mu lay neexal 20 millions wala 10 millions la nga ko defal da nga koo def ci gaañ réew mi moo tax mu neexale la loolu donc ñooñu nekk ci réew mi ñoom it dañ leen a war a saytu muy impôt du domaine mooy absence de sanction moo doon wax léegi rek xam nga loolu dafa nekk loo xam ne si man en tant que citoyen ordinaire dama koy dund ci administration ñëw naa jàkkaarloog inspecteur des impôts li may wax nii bu subaa bu ma génnee fii léegi ci administration bi laay duggaat donc samay kayit mën nañ koo bloquer fu ne mais Sénégal moo ñu ñor jàkkaarloog inspecteur des impôts fay loo xam ne si ci suñu miraas la somme bi clair juge ba ko jugé deful ci biir jugement bi PV de partage bi nga xam ni moo naan ku ne ci doom yi lii la am mais bi ñu ñëwee ci administration fiscale rendre compte ci loolu mais administration fiscale inspecteur bi daf ma ni mais impôt bi dañ koy fayaat fan la ñu mës a gis ci àddina nga fay une taxe war koo fayaat parce que tout simplement am na administration bi dafa liggéeyam n'est-ce pas que dañoo war a tout simplement rectifier nga ñëwaat am say kayit mais discussion boobu duré na 1 heure de temps nga jàkkaarloo koo xam ni yow xam nga ni su la dàqut a jàng yow dàqoo koo jàng te ba pare nga am fitu wax ko loolu kon xalaatal ñi ci administration bi nan la ñuy jëflante ak population bi donc il faut que ñu delloo ci xel yi ñi ci administration bi nekk élite bi tey jii bu ñu doon def sociologie mën naa ni ci haute administration bi dinañu xam ni ñu ci bari ci ay famille yoo xam ni si lañ jóge mën naa ni amuñu woon doole te ñooñu tey jii ñoo nekk suñuy gouverneur ñoo nekk suñuy préfet ñoo nekk suñuy inspecteur des impôts ñoo nekk suñuy médecin mais ñooñu il faut ñu delloo ci seen xel xam ni ñoom ci askan wi ñuy fitnaal fi ñu toll nii ci askan woowu la ñu bokk ci askan woowu la ñu jugee am wërsëg ak xarañ ba yàlla dimbali leen ñu fàttaliku ni école publique moo leen jàngal kon nañu delloo li nga xam ne moom la leen askan wi jox nañ ko delloo mën naa ni citoyens yi nañ ko delloo néew ju doole yi. alors beneen question d'actualité bi mooy Covid bi yow c'est vrai conseiller président nga mais mën naa ne sax conseiller non résident nga parce que li ngay nekk bitim réew moo ëpp li ngay nekk Sénégal mais loolu permettre na la quand même nga am benn vision bu gën a globale sur la situation au Sénégal nan nga gisee la manière bi ñu gérer Covid bi ba mu fi ñëwee le 2 mars 2020 ba léegi. li may nekk bitim réew bari na waaye li may ne Sénégal moo ko ëpp damay leerlu ci wàllu woowu. bu ñu xoolee li nga xam ni moom la ñu xam bitim réew bu ñu jëlee réew mu mel ni Brésil Bolsonaro moom ci wàllu koom sëpp nay gànnaayam ndax moom nee na mënatul te Bolsonaro moom moo fi ni woon Covid bi amul. yaakaar naa ni Trump la xew États-Unis ñëpp gis nañ ko nu mu tudd Boris Johnson te du moom it gëmul woon feebar na Angleterre la fa wàññeeku ci àddina kenn xamul nu mu toll. Italie Matteo Renzi génn na ci gouvernement bi Italie tey jii fi ñu toll amuñu gouvernement bu taxaw kon àddina bi yépp la Covid bi yëngal te bu ñu xoolee Sénégal boobu ba léegi donc gouvernement yënguwu fi def nañ fi remaniement ñu bokkul ci mouvance présidentielle bi ñëw bëgg a indi seen jàppale ci liggéey bi kon mën nañu loolu rafetlu ko mën nañ jàpp ni vraiment Sénégal mu ngi ci position boo xam ni ñeewul kenn mais dañuy ñaan yàlla ci wàllu économie dëgg-dëgg yëf yi gën a dox situation wu askan wi néew ju doole yi tane loolu la ñuy ñaan yàlla. waaw jamono ji le débat mooy vaccin bi nee nañu war na ñëw ci mois de mars bi mu am ay ñu créer collectif ne non au vaccin naka nga ko jàngatee. tey jii ñi yàlla dimbali ba ñu yegg si foofu ni non au vaccin
buñ leen vacciné wul woon ñoom buñ leen ñàkkul woon rougeole fièvre jaune ak ay méningite wala leneen xëy na amaana du ñu dund ba yegg si fii kon ñoom vaccin moo leen jàppale ba ñu yegg si fii. mais vaccin yooyu dañoo jël temps saytu ko analyser ko ba mu baax mais bii dafa gaaw trop. loolu même pas un an ñu am vaccin. loolu nangu naa ko même pas un an mais nañu fàttali xel yi que ni pharmacie bu ñu génnee vaccin yi état occidentaux yi bu ci nekk comme état Sénégal ni mu ko amee am na ñoo xam ne ñoom ñooy saytu li pharmacie yi génne ku nekk xam na ni Angleterre ak seen revue Science boobu lépp lu génn ci àddina bi ci wàllu médecine anglais yi ñoom ñoo ci gën a xarañ ci ay découvertes yu demee noonu te ñooñu saytu nañu vaccin yi vaccin yooyu bu ñëwee ba dugg biir Sénégal suñuy pharmacien dañ koy saytuwaat donc képp ku fi taxaw. saytu est-ce que am nañu moyens yu koy saytoo. yow it Pierre-Edouard yow it kooku du ay moyens yu. xarañ nañu c'est vrai mais est-ce que am nañu moyens yu ñuy saytoo la fiabilité du vaccin. am nañu moyens yi kooku awma ci benn yoon xel ñaar que ni mën nañ koo saytu te surtout il faut ñu fàttali ni vaccin yooyu di fi ñëw mais ñi ko defar dañ cee vacciner seen i waajur vacciner ci seen i doom vacciner wu ci ñoom ci seen bopp kon ñooñu ko nga xam ne ñoom ñoo njëkk a vacciner seen bopp kon yaakaar naa ni ku loolu dallu sa xel man kat bu may digle sa cangaay te jiitu ci cangaay bi kon yow li ma lay digal sa xel war na ci war a daal. mais justement loolu moo teyal xelu Sénégal yu bëri dañ ne est-ce que vaccin bi ñuy vacciner tubaab yi moom lañ fiy indi fii Afrique. waaw léegi loolu. question bu légitime la non. léegi loolu ki nga xam ne moom la ci xelam di tey parce que am na loo xam ne buñ ci tollee c'est lu war a mën a nekk la boo bëggee sa askan war nga di ñaaw njortu ci yenn yi ngir ngeen bañ a am mbetteel mais ñaar moo am boo ci ñaawee njort da ngay mën a dem gëstu ji ba mu leer la ni vaccin bi am na lu ñu ci def bokkul ak vaccin ba ñu vacciné tubaab yi léegi yow bu dee mën-mën yooyu amoo ko lenn kese moo la dese mooy wóolu say pharmacien ak say médecin wu réew ñaar yooyu fi ne de ou da ngay mën a ñëw ni vaccin bi lii moo ci ne man am naa maqaama saytu ko mënoo ko nga wóolu ñi nga xam ni ñoom ñoo ko mën a saytu ñaar yooyu fi nekk mais bu ñu lëndëmal xelu askan wi ba askan wi bañ a dem vacciné wu ji te duñu ko teg fenn alors sunu naataange réew lan mooy seen ambition à court terme surtout yow mi sax ba Thiès nga cosaanoo fa sa base mën naa ne affective foofu la nekk lan mooy sa ambition pour la ville de Thiès. gis Thiès mu bokk ci dëkk yi gën ci Sénégal di ñaan dëkk yépp aussi nekk ay dëkk yu baax gis Thiès mu nekk dëkk boo xam ni dina set gis Thiès dëkk boo xam ni jeunes yi nga xam ne ñoom ñooy dugg ci àddina ñu mën a am fu ñu mën a tabax ay kër Thiès nekk dëkk boo xam ne daal dina neex a dëkk mais bu dee ci wàllu élection damay fàttali ni jot nañ fay dem élection législative te ànduñu ci kenn jot nañ fay dem élection locale te ànduñu ci kenn élection locale am nañu ay conseils municipaux zone ouest ak zone nord ci Thiès te ànduñu kenn élection législative may fàttali ni am nañu 12000 voix te ànduñu kenn tey jii su ma doon jël coalition yi fi nekk ay anciens ministres ak ay anciens premiers ministres jiite ko ñu ci bari waxuma la dañ leen a rawe lu bari mais dañ leen a doublé ak ay maires yoo xam ne ñu ngi fi coalition lañ demee ñun ñu demewul coalition dañ leen a doublé donc ñu ngi jël suñuy matuwaay pour mën a demaat ci élection locale yi nga xam ne ñoom ñooy ñëw pour wax ak Thiès waaye ci li nga xam ne moom la ñu bëggal Thiès. voilà merci beaucoup jërëjëf Damel Meissa Fall président sunu naataange réew nga nekk aussi conseiller spécial bu président de la République ñi lay gërëm bu baax. jërëjëf monsieur Faye maa ngi leen gërëm di leen sant ci dalal bi. voilà mbokk yi fii la ñu yem ak yéen ci invité mi-journée ñu ngi leen di gërëm ci li ngeen ñu doon suivre suba di jeudi ak vendredi Assane Gueye ngeen di àndal Assane sax suba mi ngi dalal kii di Adji Mbergane Kanouté donc ñu ngi leen di gërëm ci li ngeen ñi suivre Walfadjri jërë ngeen jëf.